bu yàggul dara mu di fukki fan ak benn ci weeru novembre bi ñu génn ni daloon ko toxal jàpp ko benn fan ci weeru décembre bi nga xam ne la ñu nekk donc bi ki tey ji la war a dem bi tribunal bu Ndakaaru ngir fas yéene wuy ji ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum càkkuteef bu mu amaloon moom mu di appel ci procès Barthélémy Dias ginnaaw bi ñu ko daane woon li nga xam ne moo toll ci ñaari at ak juróom benn weer yoo xamante ni da ko tëddoon kaso boole ceeg amende ñaar fukki million ak juróom yu mu jàpp ne moom war a ko mën a fay loolu nag moo indi woon li nga xam ne moo di boobule appel ci diggante bi nag ay coow yu bari loolu te wutee jot na fe am ni ki démb déglu lañ Macky Sall ci kaddu yi nga xam ne bu fekkente ni moom moo ko wax ñu dala fësal ne nee na moom bu fekkonte ni yëgoon na ci lu jëm ci wàllum appel boobu kon moom du dem wuy ji fa nga xam ne du ci maanaam dina wax de sorte que kenn du ko yóbbu fa nga xamante ni moo di ci diwaanu tribunal waaye nag li nga xam ne moo fës tey dañoo dala jàpp ne ndax la amoon ci yoon bu njëkk ba fukki fan ak benn ci weeru novembre ndax mënees naa judduwaat tey ndaxte bu njëkk ba dafa indi woon ay coow yu bari lool ndaxte ñu baree bari ci ñi nga xam ñoo di Sénégal yi génnoon nañ mbiicoog mbaaloo jotoon am ñenn ñi tamit amoon li nga xam ne moom moo nekk problème loolu est-ce que mënees nañ koo xaarandi ndiki tey jëlee ak tamit lan moo war a nekk njeexital ci biir le dossier ndax à partir d'aujourd'hui dinañ mën a jàpp ne donc rinkum rankum maanaam boobu le dossier moom jeex na tàkk. waaw mu ngi doon di ko mu sàkk woon lii di recours Barthélémy Dias yaakaar naa demam gi passé umpul woon kenn ñu renvoyé woon ko ba tey ci le 1er décembre mu war a demaat. waaw na demaat rek na dem wuyu ji rek man xam nga affaire bi moom dama fee waxoon dama see waxoon am benn tur bu ñu ma tuddee woon boobu laay bañ ñu tuddee waat na waaw ba xas bi sax tawee la waaye yéen mun nañoo saaga ak yooyu waaye. mais nag bu leen bàyyi xel waxal sa affaire donc. non pas non loolu ay tooñ la rek ay tooñ la rek ay ruube la rek yàgg naa dégg yu mel noonu commentaire yi moom mais bon comme xam nga mbiru justice la bu nekkoon acte ba boobu fi may waxee mooy maanaam wuyu ji beeg ñàkk wuyu ji mais comme mbirum yoon la yoon moom bu la wooyee wuyu ji rek moo si nekk loo xam ne lu ñuy xaarandi la je ne pense pas que mu am beneen solution wala beneen kii itam wala loo ci def rek boo wuyu ji wut itam lu la ci fekk rek nga xam ne nga jël say responsabilité une bonne fois pour tout jàpp nga ko ci dossier bi à partir comme moom moo ñaan recours nga dem wuyu ji rek pour ñu àtte ko carrément pour ñu xam tamit fuy wànnante di mujjee gëtëm amoon nañ yaakaar ni que maanaam ndax am nga yaakaar ni tey bu demee lépp dina yem tey bon xam nga loolu tamit mbiru justice la parce que mun naa dem ci dossier bi am yenn yoo xam ne dafa ñëwuñ wala yenn yoo xam ne dina mun a tax juge bi dàqaat affaire yi bu boobaa aussi da koy dàqaat rek keroog yaakaar naa maître Moussa Sarr ñëw na ci bu baax a baax ci dossier bi ak yeneen avocat yi ñu fi dalal je pense que ñoom ñoo gën a habilité pour wax ci question boobu te liñ ci waxoon leer na trop voilà. ay dara. waaw bon tu sais dossier bi dafa nekk dossier bu nga xam te ni quand même ñu ci gën a bëri ci sénégalais yi même ci côté yoon sax pour man jàpp naa ni il est temps que ñu évacuer dossier bi ngir ki nga xam te mu nekk Ndiaga Diouf aussi mu mën a tëdd. en paix complètement ndax aussi depuis 10 ans. ñu topp ci benn dossier ci benn nit ku ñu faatoon. ñu ciy topp di ci wax. kenn buggu ko kenn buggul sa mbokk faatu quand même à chaque fois rek at bu jot ñu ciy wax je pense que tey jii nii intérêt wu yoon la intérêt wu Barthélémy Dias yi boppam kay avocat kay mbokkam waaye tamit intérêt wu ñi nga xam te ni ñoo nekk mbokki Ndiaga Diouf ngir ñu évacuer dossier boobu noonu tey jii nii léegi nag lu ci mënti am li Babacar wax léegi mu nekk nii est-ce que li xewoon keroog dina xewaat le 10 novembre je pense que le 11 la woon 10 la woon le 10 novembre la woon bi muy wuy ji ca tribunal bu Ndakaaru gisoon nañ keroog veillu kii bi veillu procès bi mu def conférence de presse boobu man maa wax ci demoon sax donc muy wax ne dina dem mais dootul demati bu fekkee ni àtte wuñ ko léegi nag woote woon na résistance woote woon na mbooloo mi ñu ñëw jàppale ko ñu dem gis nañ la fa xew fa léegi nag bi mu amee aussi gis nañ ko fi mu defaat beneen sortie di dem ca foog naa def mooy doxantu ba mu doon def ba ñu arrêté ko fa woon ba amoon ay coow yu nga xam te amoon na ci ginnaaw lañ ko invité ci benn télé ci la wax ni même bu fekkee ni sax dem ñàkk a demam bi nga xam te nii wax na ne du ko demati dina andi fitna dina dem pour bañ fitna am ci biir réew mi peut-être ci logique boobu noonu la nekk moo tax boobu ba léegi ñun ñi nga xam ne ñu ngi toog di xool gisaguñ mu def conférence de presse ngir woote li mu woote woon keroog wala ñuy ragal comme li xewoon keroog xewaat juste gis nañ ci rek ki nga xam ne peut-être moom mu nekk chargé de com di Pape Konaré def benn post
ci internet bi di attirer attention nit ñi ci le fait que ñu ne quand même Barthélémy Dias ñu condamné ko du ko andil benn problème wala benn rëq-rëq ci li nga xam te ni moom moo nekk candidat am li mu nekk candidature am ci mairie bu Ndakaaru selon moom jàpp na ni lu ni mel mën na ko andil bu ñu ko condamné tey ji mën na ko andil ay rëq-rëq ay problèmes yu bëri seulement le souci mooy il est condamné. waaw il est déjà condamné mais moom moo def appel pour par exemple ba xam ndax condamnation boobu dina ko tax mu perte ay kii ak yooyu voilà maintenant nag loolu yëpp c'est des choses yu nga xam te nii mën na jàpp ne dossier bi tey ji peut-être tey dinañ ci am lu ñu leer dañu am njort rek dinañ am lu ñu leer ndax parce que xam nga tey ji dossier bi dafa nekk dossier bu nga xam te ne dossier bu duré 10 ans la te dafa am ay parties yu bëri yu nga xam dañ ci bokk nekkul nañ fàttali ne nekkul Barthélémy Dias kese moom moo nekk ci biir dossier bi am na ñeneen ñu nga xam te nii dañu laale ci biir dossier bi te aussi dañ ne daañu leen déglu daañu xool fan la dëgg gi féetee bu ñu dellu si waatee ci li nga xam te ne aussi moom moo amoon tey jii ñu bëri dañu jàpp ne mbir mi dafa am coloration politique ñu waxati ko parce que ñu bëri dañu jàpp ne dossier bi dafa am coloration politique lan moo tax ñu dafa am coloration politique mooy Macky Sall bi nga xam te ne tey jii moom mooy le président de la République moom ñu ngi fàttaliku jamono yi nga xam te ni génn na PDS nekk maire Fatick Barthélémy Dias am na benn jour mu assisté ci conférence de presse Barthélémy Dias fekk fa papam Jean-Paul Dias ma juumul mu ngi woon ci conférence de presse boobu noonu muy naqarlu li nga xam te ni def nañ ko Barthélémy Dias ndax jàpp ne ab complot la bu nga xam te ni waa PDS ci boppam ñoo ko tegoon yaakaar naa vidéo yi ñu ngi ci internet bi ñu ngi koy gis donc lu ni mel taxoon ba Macky Sall ci boppam fal Barthélémy Dias député Benno Bokk Yaakaar avant tout parce que dafa promettre woon que ni une fois moom mu accéder au voilà pouvoir dina ko libérer moom moo ko waxoon fekk ko ba biir kaso def ko député ñëpp ñu ngi koy gis dugal ko ci liste bi Barthélémy Dias nekk à l'époque deuxième xaw ma troisième personnalité wu PS ci biir Benno Bokk Yaakaar loolu ñun ñëpp ay témoins la gisoon nañ ko léegi bu ñu demee jamono di dox ba peut-être Macky Sall ak Barthélémy Dias jaarootuñu taal parce que Barthélémy Dias léegi mu ngi ci wetu Khalifa Sall te ñoom ba ñu nekkee Ndakaaru ba léegi yàlla dafa def gañewuñu Ndakaaru bañeguñ ko ba léegi da leen di rëcc à chaque élection da leen di rëcc ci seen loxo léegi nag peut-être li ñu di njorto mooy Macky Sall dafa soxla instant bii ni mairie bu Ndakaaru moo tax gis nañ Abdoulaye Diouf Sarr bi nga xam te ne samp nañ ko ngir mu jiite ko loolu peut-être du avantage tey ji APR wala sax coalition Benno Bokk Yaakaar Barthélémy Dias gañewaat ci ay xalaat rek la ñu ay interrogation ñuy teg la nekkul lu nga xam te ni aussi c'est vérifié wala par exemple que ne nit ñi dañuy njorto rek ne peut-être tey ji ni Macky Sall day utiliser justice yoon ngir éliminer yenn potentiel adversaire donc dossier bi bu ñu gisee ñu yëngalaat ko ci lendemain wu de dépôt candidature ki nga xam te ne moo nekk Barthélémy Dias interrogation dina ci am donc lu ci mënti am rek mooy yow Sénégal dafa nekk réew mi nga xam te ni yoon donte ne ñu ngi koy ŋàññ bés bu yàlla sax mais quoi qu'on puisse dire yoon mu ngi ci biir réew mi te fan yi ñu génn gis nañ ay aménagement yu nga xam te ne wala sax ay nit yu dem nit ñëw ay postes yu nga xam te ni kenn nekk fa woon ñu remplacer leen peut-être ñooñu tey jii nii daañu def li nga xam te ne moom moo nekk yoon daañu def li nga xam te ne looloo taxoon ñu waat ngir atte yoon képp ndax dossier bi nga xam te ne nii moom moo nekk dossier Barthélémy Dias Ndiaga Diouf dafa yàgg 10 ans du tey 10 ans du ñaari fan 10 ans du 10 jours il est temps que ñu édifier nit ñi ci dossier Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias parce que vidéo yi waa Régis sax dafa waroon di baax ñu koy wane souvent bu ñu waxtaan ci dossier boobu parce que vidéo yooyu noonu depuis 2011 la woon ngeen di gis vidéo yi Barthélémy Dias yore ci ñaari pistolet di tirer yaa ngi dégg di tirer ay nit yu nga xam te ne nii dañuy nekkoon ci ay pick-up ñëw attaqué ci maireem loolu buñ ko fàttee dafa nekk lu nga xam te ne lu am solo la ci dossier bi ndax foog naa ne ñooñu woon pour waxtaan si ak Barthélémy Dias wala naan seeg attaaya Barthélémy Dias dañu ñëwoon ngir attaqué si beaucoup de personnes. plus de 200 personnes la ñu wax. waaw mais xam nga affaire bi xam nga dafa nekk justice. mais mënaguñuy wax attaque la wala yooyu parce que quoi que l'on puisse dire appel la ñu nekk donc kenn tranché gul. ñoom seen jëm bopp ne nañ du attaque parce qu'il était venu pour jox benn lettre Barthélémy Dias loolu moo leen taxoon jóg. d'accord pour benn côté mënees naa jàppee ne. d'accord naa ci li nga wax. mais lettre am na solo lettre de 200 personnes. 200 personnes léegi dama ne man. dama def interrogation peut-être ni ma waxee la mais dama bëgg a def benn interrogation laajte ndax ñooñu dañu ñëwoon
ci seen pick-up bi ak seen i gourdin ngir naan si ataaya ak Barthélémy Dias wala pour massage ko wala pour waxtaan ak moom loolu lan moo leen fa andi woon pour man loolu. ñoom loolu la ñuy wax. donc loolu laay laajte rek man. donc interrogation bi nga xam te ne peut-être sénégalais yi ñu ngi xool ñu ngi gis. xam nañ li nga xam te ne xewoon na fa keroog. te image yi aussi mu ngi fi. ak lu ca mënti am rek yoon tey ji la ñuy xaar mu def liggéeyam ci dossier Ndiaga Diouf ak Barthélémy Dias et ñu continuer ci leneen. vraiment pour de bon xam lan moo war am Mañoon doguma la pour de bon tey. nañ ko tëj parce que comme li nga wax sànq Ndiaga Diouf 10 ans wala 9 ans mu ngi sous terre heure bu ñu ko yëngalee famille moom dafay beesaat si ñoom day nekk dee boo xamante ne day mel ni léegi la dee donc on demande solennellement tey comme que moom moo demandé woon li di recours vraiment ñu acte tey ñu def tey li nga xamante ne moom la ñu def ñu tëj dossier bi tey mu yem tey vraiment. waaw mais en tout cas xam nga tey jii mënuñu wax ne dañ koy tëj tey parce que peut-être information yi ñu soxla yëpp ak ñi war a parti war a toog tey parce que man jàpp naa ne benn parti rek bu ñëwul mën nañ ko reporter waat benn parti kese ci kii yi démb dégg naa ci benn émission ki nga xam te moom moo ne avocat wu avocat wu Ndiaga Diouf muy ci benn télé buñ ko invité mais bon boo dégloo ay waxam aussi nga xam ne dossier bi pour man pareegul quoi je pense que il faut que ñu xaar peut-être xool lan la wànnante di mujjee gërëm comme ni ko nit ñi di waxee. Effectivement. Voilà. Rose, avis de tempête sur Dakar. waaw Aïcha dossier bi nag boo xoolee ni ko Mañoon waxee rek dafa yàgg. mais déjà à la base il faut que ñu fàttali. image yaa ngi noonu waaw image yaa ngi noonu Ndiaga Diouf quoi qu'on puisse dire rek c'est un Sénégalais et puis doomu aadama la te bakkan dafa fort tey même ñenn ñi bu ñu jàppee ni la ko yóbbu woon foofu bu antu woon amaanaka moom it mënoon a def ñaawteef wala leneen ak leneen ba tey ay questions yu ñuy posé la est-ce que loolu leen fa yóbbu woon est-ce que loolu la ñu bëggoon def ñaawteef la ñu bëggoon def est-ce que dañu demoon tamit rek pour joxe lettre ba nga xamante ni moom la ñu déclaré ni moom la ñuy joxe loolu yëpp c'est des questions qui se posent parce que on n'était pas sur les lieux te dañuy fiyewu rek ci parti bu nekk la nga xamante ni moom nga joxe c'est comme sa version Barthélémy ci côté c'est pour se défendre moo tax mu génn moom it mu réagir ni mu réagir d'après ses dires donc lu munti am dañuy jàpp ne bakkan la ñu jël Far West donc bakkan lañ jël te bakkan dafa fort donc c'est très normal que justice soit faite famille am ñuy réclamer à ce que justice soit faite boobax léegi gis nañ amoon na ay jéego yu ci jotoon dox mais Barthélémy ci boppam moo woote waat donc tey bu ko justice soxlawee woo ko pour jëmal kanam lii di dossier bii nii dafa war a wuyu ji parce que nul n'est au-dessus de la loi te am na li nga xamante ni aussi boo toogee di ko revendiquer sa innocence nga koy yuuxu fu nekk je pense que buñ la woowee waroo ragal nga dem wuyu ji et le peuple sénégalais est témoin ñëpp d'accord nañ ni que dañu war a jaarale mérite ci yoon justice dafa war a tëddee ñaaxaanaay donc ñu ngi koy ñaan mu dem wuyu ji bu ko defee ñu mën a avancer ci dossier bi mais ni ko Aïcha waxee gaw ma ni dossier bi mën nañ ko lijjanti tey mu jeex tey parce que dossier la boo xamante ni ça date de 10 ans mais y a beaucoup de non-dits parce que ñi ko sabab moo bëri du woon benn nit rek moo demoon ci terrain boobu ay mbooloo ñoo demoon et ku ci nekk ci ñoom je pense que war nañ la mën a déglu war nañ la mën a taataan pour ñu xam réellement c'était quoi l'objectif déjà ak lan moo fa xew réellement ci bés boobu noonu beneen bi mooy kii nga xamante ni mooy Barthélémy Dias tey ñu investir ko pour mairie bu ville bu Dakar je ne pense pas que loolu mën na ko empêcher mu continuer activité politique tout temps muy respecté waale di dem di wuy ji ñu lijjanti dossier bi mu leer ci bopp sénégalais ak ci bopp ñëpp en tout cas daal yàlla na jàmm yàgg Sénégal yàlla na dal am loolu la ñuy ñaan ndax li fi xew le 10 bi passé vraiment ñaanuñu yàlla mu amaat daal fitna daal dañ cee doyal sëkk. Babacar mbaa ki nga doon buux naan kat demal tiiral ko wuyu ji na. waaw ñoom ñaar ñëpp ñoom ñoo bokkoon dem moom ci jëm boppam ñoom sax bi ñu paree après bi ñu leen libéré moom jàpp na ne moom li leen Macky Sall dese loolu lépp presque def na leen ko ndax loolu moom la leen digoon donc tey problème bi mu ngi nekk ci diggante nervi yi nga xam ne ñoom la affaire bi nekkoon famille Ndiaga Diouf ak nga xam ne moo nekk Barthélémy Dias parce que bu ñu fàtte ne le 10 bi ñu renvoyé procès bi motif bi lenn la woon mooy ñi nga xam ñoo nekkoon ci côté maanaam affaire ñi nga xam ñoo di nervi yi ñoom ñoo amuloon avocat bu présent léegi ci loolu nag ci la nga xam ne moo di attekat bi dàqandi mbir mi na leen dem leen wuti avocat
après bu ngeen ñëwee ñu doog a continuer li nga xam moo di bi lépp procès mais sànq junj nga ko xam nga dañoo am chance Seneweb déplacé wu dem ba xoolee waajur bu góor bi nga xam ne moo di Ndiaga Diouf moom mu dala àdduwaat ci mbir mi parce que moom jàpp na ne fi mu toll ni mbir mi jot na ñu yëkkati lépp teg ko à côté maanaam ñi àtte une bonne fois pour toutes parce que li ma ci gën a daw sax sama yaram mu wax ko mooy waajur bu jigéen bu Ndiaga Diouf nee na à chaque fois bu mbir mi jógee rek dafa am beneen impact bu muy defaat ci moom te xam nga en tant que waajur moom mu nekkoon Ndiaga Diouf nee na moo nekkoon maanaam taawam bu góor nee na bari ci lool ci lu mu ko daan taxawu ci ay kàddum bari lool foo xamante ni ko fa daan féetee donc tey bu demee ba gisatu ko day métti ci moom lool ak fa mu ak absence yi nga xam ne am na donc bu ci tegee à chaque fois tamit turam di dellu Juliette Zenga la donc day nekkaat beneen député biir Juliette Zenga honorable député la léegi mu ngi voilà Macky Sall léegi donc day nekkaat donc beneen biir ci côté Barthélémy Dias moom tamit jàpp na ne essence tool ni il est temps parce que li tax coow yi di bari mooy bu ñu fàtte que ne Barthélémy Dias c'est un politicien nekk aussi candidat mairie bu Dakar xam nga tey loo yëngal ci moom rek parce que nguuru Sénégal ak depuis quelques années ba léegi dafa am na muy doxee ku ñu woo ci yoon dañuy yaakaar ne nangam ak nangam ak nangam coow yi di juddu donc tey aussi c'est normal en tant que politicien kaddu yi buy jóg ñu bare bari ñu piitee ci ñoom ak ñu nekkee ci beneen côté dinañ ko jël yore ne ko ci beneen sens parce que dañuy delloo si waat maanaam ci seen politique bi nga xam ne ñu ci bare bari fa la ñuy faral di nekk mais ñu am yaakaar que ni ko tey jii appel bi dina am peut-être aussi dossier bi mën na jeexandi même bu fekkee sax amuñu ci yaakaar ma ñoon wax na ko parce que dégg nañ kàddu yi nga xam ne mu ngi jib ñu bare bari am nañ yaakaar ne boo moytul dañ ko dàqaat ko mais li ci ëpp solo mooy Barthélémy Dias mi yëkkati ay kàddu xam ne bu baax a baax que ni lu mënti am moom maanaam teg na wàllum coow ci suuf wuy ji bi dina ko dem wuy ji kon mënees na jàppe ne foofu wàllum yoon bi muy dala woote mooy ne lépp am ci wàllum transparence mais tamit ci non violence et on espère que ni loolu mooy dala am donc tempête bi ñuy wax peut-être aussi du dala rek maanaam fële ci digga te aussi bon ci seen i rapport yi ñu def aussi seen rapport balistique yi on nous dit que ne xam nga jour bi Barthélémy Dias mi ngi ciy tuumal nii mu ngi yoroon ay pistolet mais bal bi rey nee nañ Ndiaga Diouf jógewul ci du arme jógewul ci arme bi nga xam te nii moom dafa neexut a défendre rek mais c'est pas forcément que moom moo ko rey parce que manifestation yu mel nii c'est comme manifestation yu fi amoon mars ñu dee ñëpp nekkuñ ne policiers yee leen rey parce que armes yi buñ ko vérifié woon mun naa am mu ñàkk nuro waaw day rax day am ñuy rax pour dugal la man nga may tirer ay bal ma ànd ak groupe mun naa génnee sama fetal rey si kenn pour jiiñ la ko mais bu amee ay rapport balistique mais nag loolu yoon moo ko war a def quoi pour man ban bal la waaw mais ñoom li ñu waroon def nañu ko édifié nañ xool nañ la bal bi ko rey du arme yi ñoom jàpp nañ ne arme yi ko rey fexewuñu ko parce que mais arme yi nangoo ci Barthélémy nekkul arme yooyu ci la bal bi jógee pour rey Ndiaga Diouf mais ñoom dañoo jàpp ne baat dafa làq arme boobu te xam nga loolu aussi kenn mënu ci wax lu leer parce que tamit kenn xam moom Barthélémy jàpp na ne moom arme yi mu yoroon moom la joxe voilà donc parce que nee na ci vidéo yi nii arme bi ñu gis mu téye ko ak bi mu joxe bokkul ci lu ñu wax parce que arme bi mu yoroon ci vidéo yi nee nañ ak bi ko rey bokkul donc c'est des choses yu nga xam te ne xam yoon moo ko mën a régler loolu ay dara mënu ko gérer te aussi vidéo yi ñu ngi ko yor mën nañ ko visionner ay experts xool angle yi gis nga kii xam nga kii aussi mu ngi yor pistolet xam nga kii yor tirer am na ñu bëri ñu nga xam te ne ni ñu ngi yoroon ay pistolet foofu noonu doon tirer mais pour man techniciens yi nga xam te ne ñoom ñoo nekk ci yoon ñoo war a mën a teg vidéo yi visionner ko à multi reprises pour xam angle de tir yeeg yëpp pour xam exactement qu'est-ce qui se passe pour man yoon bu ko bëggee régler lii war nañ ko mën a régler après déjà su ma juumul loolu yàgg nañ ko sa seetaan si film ak façon jamen bi sax di nga xam ne nit ki ban angle la taxaw pour tirer kii di victime bi bëri sax gis nga Barthélémy ñaar yi mu yore ak bële du benn boo xamee fetal di nga xam ne calibre yi duñ benn ak même fetal yi si boppam moom ci jëm moom papa lii comme film la ñu action la ñuy moom papa ji ci boppam c'est-à-dire que moom papa ci boppam moom ko parce que nee na Ndiaga Diouf bal bi xorey nee na ginnaaw la ko kiiwee ci ginnaaw la ko mais lii comme film la ñuy seetaan Sénégal xoolal journaliste yi taxaw di filmer ñoom kenn amu ci sang-froid pour xoolal kii nu mu tudd suñu force de l'ordre yaa ngi taxaw seen diggante pour calmer la situation mënuñu ci dara c'est vraiment déplorable xam nga gis nga moo tax boo meree del ànd ak sa sago des fois nga def nga rëccu mais li daal li ñu ko gisee ñaari parti yëpp kon kii mu ngi def doo xam fu dëgg féete li di ko wax am na solo ndax des fois ci manifestation yi daf ñuy dal da ngay gis ñu ne marche pacifique
am ñu ñëw rax leen di sànni xeer wala di taal pëna te wallaay azim bokkuñ ca ñay marché léegi nag boo xoolee rek da nga naan ñay marché la ce qui fait que mbooloo affaire mbooloo moo doy waar la nga xamante ni moo tax tout le temps comme je sais pas Babacar moo ko wax nga war a mën a garder sa sang-froid en tant que tey benn homme politique wala benn kilifa parce que tey nga nekk ci neer nit ki di lay naan demal xam nga instant boobu yow da ngay foog ni que maanaam loolu rek nga mën a def pour nga mën a def li nga xamante ni pour nga wane sa njàmbaarte wala wane ni que man kenn na lu ma dara moo tax àdduna lu mu métti àndal ak sa sang-froid le coup est déjà parti bon yaakaar naa ne dina nekk leçon boo xamante ni si ñëpp la parce que des fois nga nekk situation yoo xamante ni boo dëgërul dëgg di nga def bêtise yoo xamante ni après c'est après que tu vas regretter lii la ñuy war a waxaat rek mooy li sëñ bu mag bi waxoon nañ tàppewaat xol yi delloo si waat xel yi ndax yaakaar naa violence lu mu yàqul rek du ko defar Babacar. waaw jàpp naa ne daal bu fa ay oto ay nit ñëwuloon. coono yëpp du ci am. mu ngi noonu donc peut-être erreur bu fekkee am na tamit mënees naa jàppee ne. am na fu mu njëkk am na fu mu mujjee. ba ci papaay Ndiaga Diouf sax question boobu posé naa parce que bi mu ne ma dañoo demoon pour yóbbu ay lettres. ma ne xanaa ku dem yóbbu lettre boo gisee nit ku génnee fetal. war ngaa mën a jël sa lettre nga dem sa yoon. mais tamit nag lan moo tax aussi ñu des fa tamit ak lan moo indi coow li loolu yeneen question la parce que comme fekkuma fa tamit. donc mën na ma ci joxe kàddu yoo xam mais daal li leer ba leer mooy procès bi moom tey la te ñu ngi sàkku wala peut-être que ni tey lay jeex une bonne fois pour tout coow li féetee boor. on l'espère bien. yàlla baax na ñu dem xooli ñaareelu point yi rinkum bi. ca diwaanu Scat Urbam wala cité Kër Xaadim fa la ñuy dala demandi foofee nag ni ki démb ginnaaw boo xamante ni yàggul dara ci lañ nemmeeku woon ne mbir mu xaw a doy waar tamit juróom-ñaari fan ci weeru novembre bi daloon na am foofee ci diwaanu Sacré-Cœur ak nga